Cheikhana Ibn Caesar. You break my heart, and you are enjoying yourself. So I'm so lonely. You may disappointed. maa ngi fàttaliku first day bi ñuy door a gisee yaa ci nga ma wanoon a taxoon sama lépp si yow laa ko misé woon maa ngi fàttaliku say appel yi ma daan jot daan fresh loo sama hët ba fa sax damay mujj fot maa ngi fàttaliku lu bari li ma la jaraloon daan nga tayle say kuun ngir man du benn ay yooni yoon maa ngi fàttaliku yenn coono yi nga daan daj sa gàlle su ma mësaana ñëw ba génn lu ne ngay dégg nga jàpp ni man nga bëgg du kenn maa ngi fàttaliku samay nakar ak bànneex yaaka daan seddoog man buggoon woon lu dul samay bët weex maa ngi fàttaliku yenn ngoon yi nga daan wet ak man daan nga toog di jooy bañ lu ñuy dund xëy rek ne mees jeex maa ngi fàttaliku toppoon nga ma ci ni ma meloon donte demee foon noonu daj naa la ay yoon yoon nee la jamono neexul yéene woon naa la aduna ak li ci biir waaye gat jeexul yeah bette nga ma yeah foogu woon yeah bette nga ma soli woon nga ci man yëpp xamee woon ma la toppoon say bëgg-bëgg foo joxoñ ma ni fa la bis bu ne ngay def luy gën a gagné sama confiance xamal ma sama biir ak biti mujj dooni sama confidente demoon nga ba miin sama waa gàlle moo foon barrière jàppoon naa ni ñu ñaar suñu relation amatul arrière lu ne nga daan dégg ci man nga gumba tëxlu mu doonoon si yow dëgg daanoo ma nëbb dara ba ci gaay daan ñëw di fëgg bis ñëw ma seen laak yeneen xarit yu bees yàggatul dara may gis yow yeneen jikko yu bees su ma lay woo ngay du mooy samay appel yenn saay muy sonné occupé samay SMS dootoo ko kibbé mënatuma toog ak yow ba dégg say kàddu yu neex saa su ne bu may jóg faaw sama xol di mujj jeex bett nga ma ba nga muyee sànni fële sa kanam fàtte nga ma maa ngi sa ginnaaw yaa ngi yottu ci sa kanam yeah bett nga ma yeah foogu woon yeah bett nga ma jàppoon naa ni la cuuma benn yoon li ma la tànnee waaye may nga tey jii samay noon liñ may waxtaanee foogoon naa ni may ki wër sa xol doonul keneen tey jii mooy nga ma yóotu keneen dund leneen bett nga ma du fii day laa la sentu woon yàq nga sama xol ba noppi tas li ma jaloon ndekete suñu mbëggeel fena ko la loon foogoon naa ni yaay dooni sama yaayu doom toog déggal sama maama doon goroom jël ci ay jikoom waaye jëndee nga ma alal fàttani ko lële démb la yaa ngi ci li la neex tey jii seytaane ngemm na la yàgg naa la wax ni taaru jigéen ndaw la fonkal sa bopp xam ki nga doon bëggu la gis naw la jëloo lenn ci li ma la waxoon bañ nga jamono raw la demal ma dem yeah bett nga ma yeah foogu woon yeah bett nga ma yeah bett nga ma yeah foogu woon yeah bett nga ma Aïcha, Yexil, qui est Ibn Zia. Bienvenue, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Ravi de vous retrouver, comme tous les jours, de 17h à 19h, sur les antennes de la DTV, pour vous présenter le rendez-vous qui est devenu une réalité. Kon Boki, toi-même tu sais, vous-même vous savez, à la Gisala Biguenya, dañuy and ak mom bëss bu jot ngir mu indil ñu avis du jour, ndax adina wërngal këpp ñëpp dañ koy xaar. Waye leer na la né dañuy and ak Pape Ousmane Cissé pour nous donner toute l'actualité politique et sociale. Et ce soir, bien sûr, Pape Ousmane a comme invité M. Sékou Dia, responsable politique APR mooy foofu ci fi nga xamante ne moom mooy jiid Caaroy Kaw ñu nar a waxtaanee lépp li nga xamante ne dina soxal ëttu politique bi kon boog liñ ci nar a waxtaanee moom mooy jëm politique du ventre, comment bien sûr rompre avec cette pratique. Donc loolu la ñu nar a waxtaanee ci kanam tuuti dinañ ci gën a yaatal, mais bien sûr xam ngeen ne tous les jeudis dañuy am mbégte di ànd ak Fatima dans sa chronique bébé et maman nag tey li mu nar a wax
waxtaanee mu gënati am solo ndax tey daf ñuy indi ci lii nga xamante ne moom la ñuy wax érythème fessier mooy maanaam boy ci xale yi ndaw yi bu ñuy boy waaw dinañ gis nag ay mag yuy boy waaye tamit tey boy la nar a waxtaanee donc lépp li ci am rek dina leen wax les solutions je pense bien ci li nga xamante ne boo ko amee naka nga nar a def muy érythème fessier c'est important bien sûr ndax dañuy ànd ak ñi nga xamante ne moom mooy ay benn association mu nekk ay jeunes yu engagé ci seeni réew c'est important ñi koy waxtaanee ndax li leen saxal moom mooy naka la ñuy mën a def ba l'islam bi gën a mën a dem ca kaw ca kanam ci lu baax kon bokk liñ ci war a mën a àndal moom mooy monsieur bien sûr dañ ciy ànd ak Hasanatou bien sûr Hasanatou lañ ciy njëkk àndal ndax Hasanatou Diallo moom lañ ciy àndal ak ki nga xamante ne bien sûr il se nomme tout simplement Boubacar Jamil Ba Boubacar Jamil Ba nag moom lañ ci nar a àndal ngir waxtaanee l'islamité et la laïcité de l'État imposture ou réalité lu mu ci mun ci doon dinañ ko waxtaanee ndax ce sera un événement buy am foofu ca CICES le 8 juillet 2017 bien sûr donc mu nekk événement boo xamante ne ñëpp a ngi koy xaar donc c'est les amis et sympathisants de Serigne Mansour Sy Djamil donc loolu lañ ci nar a waxtaanee xam ngeen ne Mame Diarra bien sûr dina ànd ak ñun ci kanam ci deuxième partie bien sûr si la ñu bokk si la ñëpp bokk c'est important lim ci nar a waxtaanee mooy quand les personnes en situation de handicap versent dans la victimisation donc loolu tamit mu nekk lu am solo ndax léeg-léeg nit dina la wane ne am na handicap ci bu loolu noonu mu bëgg cee faj soxla wala bëgg ci faj aajo donc loolu yëpp dinañ ci mën a waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy Mame Diarra Madame Ba Ibn la ñu àndal muy Zia artiste rappeur bien sûr il nous vient des Parcelles Assainies donc ñu leen di sargal bu baax waa Parcelles Assainies unité 1 ba 26 ni ko gars yi di waxee cat ba cat ñu ngi leen di siyaar bu wér a wér il a démarré sa carrière bien sûr en 2014 ak li nga xamante ne moom mooy First Step mu nekk First Step boo xamante ne c'est composé bien sûr de 8 titres yooyu nag am na ci ay ndaanaan yu mag ci rap réew mi yoo xamante ne rap Galsen ràññee lañ ci ku ci mel ni Edmo Flow ku ci mel ni Alien Zik donc ñoom ànd na ak ñoom ci li nga xamante ne moom mooy ci First Step boobu noonu et puis éventuellement jot na def 6 vidéos yoo xamante ne c'est disponible am na mixtape bu mu génnee 4 singles bien sûr yu mu génnee tamit mais am na lu muy waajal loolu yëpp dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti doomu PA Parcelles Assainies ban unité nga de. bon maa unité 14. 14 naka waa 14 Soprim quoi 14 nu mu mel moom. alhamdulilah naka la ko gars yi di dundee foofu. sant yàlla. sant yàlla noo leen dundee koor gi ñu ngi lay déwénati di la baalu ax parce que boobu ba tey defe naa ne jotuñu gisee. dëgg la bon avant tout salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum Afrique salaamaaleykum woowaa xam nga maa ngi bëggee téléspectateur u DTV yëpp. plus particulièrement gars yi suivre l'émission Toi-même tu sais bu baax a baax. di big bu baax a baax waa Parcelles xam nga. d'accord di big suma yaay bu baax a baax. xam nga di big yaay booy nu mu tudd. Marème Ndiaye. Marème Ndiaye maa ngi koy big bu baax yaay jaata yaay la papa la. xam nga maa ngi big suma bàjjen xam nga di big waa Z yëpp Ziaze Evans team bi yëpp. gars yi nekk sumay staff yëpp xam nga maa leen di big bu baax a baax. di big gars yi ma fekk ci plateau bi yëpp sama papa yi xam nga suma mag yi fi yow. du particulier xam nga mooy loolu. maa leen di big bu baax a baax di leen wax tamit déwénati xam nga. jaajëf très bien donc Ibn Zia muy artiste rappeur bàyyee ko foofu ca Parcelles Assainies mais dis-moi raconte-moi un peu sa first step bi nga xamante ne génne nga ko en 2014. naka nga def ba mën a am facilité mun ci teel a mun ci dugal ñoo xamante ne tey du ñu ne rap Galsen te duñu leen ci tudd. dëgg la en fait first step bi mën naa ne moo doon sama premier produit boo xam ne moom la ñu officialisé quoi avant tout daan naa génne ay single. yi daan jaar si rajo yi avant ñoo yor suñu première vidéo 2014 yoo xam dañ ko daan sànni ci net bi. sama Reverb Nation daan jàll ci yenn émission rajo yi tamit mooy loolu. mais maanaam ñoom nangul nañ la talent bi quoi. moo tax ñu yombal la alhamdulilah man moom sama premier sound man ñi ko déglu dañ ne est-ce que si la njëkk a rabee quoi. dañ tegoon ni dama nekkoon di kii mais mayu yàlla la quoi xam nga mayu yàlla. 2014 sa premier sound boobu ça parlait de quoi lan la woon. vite fait ego trip la ego tripping la woon. gis nga la woon non. su ma fàttewul texte ba. ah bon man moom machine la damay bind rek. foogoon naa comme Jay-Z xam nga Jay-Z du bind te du fàtte. man foogoon naa ne yow benn Jay-Z bu ndaw nga. mais nit ku nekk xam nga. Jay-Z la quoi mais man la Ibn Ibn xam nga c'est ça. très bien on y reviendra tout à l'heure pour parler de sa carrière ak li nga xamante ne moom mooy perspective yi il a du talent bien sûr te mu ngi waajal li nga xamante ne moom mooy album donc loolu yëpp dinañ ci gën a yaatal mais leer na la ne Alaaji Sala daan nañ ko fi waxtaanee moom mooy ana kan mooy
bu weer bi bu wóor koor bi passé ana kan mooy gunge koor ñu waxoon ko fii def tour de table ñëpp ne defuma ko dugguma ci defuma ko mais far naa ci wéyu béy de ne sa rak jéemoon na ko fi waaye naan na de sama doom ji doom ji koy xool sama papa sama doom sa papa sa doom waaw père fils waaw mais nag yàllaa ko naan loo yàllaa ko naan loo xam nga mais comment ça s'est passé est-ce que mën nañu dellu si waat très rapidement rek balaa ñuy dem ci Actubuzz moom da doon gunge bi muy gunge daa ko ni bul gunge ci ñëw sa kër di la bëgg a rey yàlla dimbali la sauvé la buy dem boo ko gungee boo ci deewee da nga xaru am nañ ci ndéwéte mu rey la waaye moom dafa sob boo ko gungee ba ci ngoon si xam naa nag affaire dem boo ko bëgg rek yàlla ñëw yàlla ni ko naanal soo daal teg nañ bouteille yi damay waxtaan naan ba xolam seen dégg ni mais ma dama doon damaa wóoroon man ko yàlla la naan loo mais nag am na koor parce que boobu ay lan presque 19 ans ay 19 ans d'accord kon am nañ ci njott bu rafet très bien Pape Ousmane noonu nga ko defee Fatima jotuñu gisee mais maa ngi lay déwénati di la baalu àq di la baal àq di ñaan suñu borom yokk mën-mën bi gën a dëgëral taxawaay bi gën la bàyyeek ñi ngisto et puis njaboot bi barkeel amiin di baalu ñëpp àq tamit di baal ñëpp àq di ñaan yàlla rek mu may ñu lu ñuy wax jàmm ak jàmm yaram laay wax jàmmum xol ak jàmmim xel yàlla tamit gën a def rek poos yi gën a diis ba nga xamante ne daal fépp fu ñu dem rek dañ koy diri ndax diis ndax boo poche bi bu diisee rek daanaka lii di lu ñuy wax ndax nee nañ du faj dee de gàcce lay faj waaw lu ñu naan poche bi bu diisee rek sutura dafay gën a yokk di ñaanal Sénégal gi yëpp jàmm mais ça s'est bien passé waaw ça s'est bien passé ginaar bi moom mbëkkuma cofu la d'accord très bien kon nag xam nga ne cof na la alaaji kii moom ginaar gi cof na ko bu baax a baax très bien alors dama ko jox benn anecdote waa ji dafa yaroon ginaaram ginaar yar ko ginaar gi toll nu ko neex doonte ñëw rek mu rey rey ko ñu toggal ko lépp sa waay bokk ko kenn sa waay ndékki añ daf ci añ ju bi denc ci ngoon gi mu reer ci xëyaat ndékki ci ginaar gi nag cof ko sa waay feebar ba lim ci lekkoon lépp génn waaw 3 jours am mu toog ci digg kër gi di feexu ginaar gu toll noonu romb ko ci digg kër gi di cof mu koy xoolum yaay ne ko naqari soos d'accord en cela dañuy def léegi nii li nga xamante ne moom mooy l'actualité de l'internet appelé Actubuzz c'est tout de suite. Très bien, nous démarrons l'actualité de l'Internet d'après notre source mouille Seneweb, l'auto-da-fé des affiches de Khalifa Sall. Voilà, très bien. Donc, toujours par rapport à l'actualité de l'Internet, ñu ne li ci gën a fës moom mooy 7 jeunes se réclamant du maire de Dakar, Khalifa Sall, ont été arrêtés lundi, puis libérés avant-hier, mardi. Ils étaient en garde à vue au commissariat central. Leur tort avait avoir tapissé les murs de Dakar d'affiches qui mettaient en scène leur leader présentant ses vœux aux musulmans à l'occasion de la Korité et sollicitant leurs prières. À la remise en liberté des soutiens du maire de Dakar, la police a pris le soin d'arracher les affiches en question et de les brûler. Une partie de ces imprimés a été réduite en cendres la nuit du lundi derrière le commissariat central. Quelques éléments du GMI se sont chargés de l'auto-da-fé. Vous allez voir sur nos écrans photo yi nga xamantene mom lañ ci gis mu am ay tak der yo xamantene mom lañuy gis ñuy lak li nga xamantene mom mo doon affiche yoy nga xamantene defalon nañ ko Khalifa Sall un peu partout à travers Dakar. C'est vrai mais man li ma bëgg ñu nga léral mako ci commentaire moom mooy comment se fait-il que ay policiers ay takk der ñi nga xamante ne ñoo yor suñu kaaraange réew ñu leen di gis ñuy xotti li nga xamante ne moom mooy affiche Khalifa Sall yi maire de Dakar mi nga xamante ne mu ngi en détention di ko lakk qu'est-ce qu'il explique. li koy expliquer sax man c'est un paradoxe lu bizarre la lu ñu xaarul ci ñoom parce que quoi qu'on puisse dire ñi ngi force de défense am luy seen rôle ci réew mi am ñoo xamante ne politique dañ leen ko tere seen maanaam seeni li ñuy woote woo wala boog li doon seen fonction moo tax ku mel ni magistrat yi ku mel ni ñoom alors keneen mën nañ comprendre ku ñëw jël ay affiche mu xotti ko parce que mën nañ jàpp ne xëy na ci politique la
voilà comme Sénégal nañu ko xamee bu fekkee ni dañu dem à un moment donné boo xam ne ragal nañ lii wala lee nga dem nga jël nga xotti comme on l'a toujours vu ci yenn élection yu passé kenn ñoo def affiche am ñu dindi kenn kii mais paradoxe bi mooy le fait que tey mu doon ñoom ñi nga xamante ni ñooy tëni ñoo ko dem di ko xotti c'est-à-dire du loo xamante ni image yoo xamante ni du lu ñuy souhaité d'accord parce que bu ñu sañoon ñu mel ni ñoom du ñu laale ci yu mel noonu lu mooy ni dañu leen laaj wala boog ñu war a dem def seen liggéey ci loo xamante ne dafa jëm ci kaaraange ak lépp loo xam dafay aar askan wi. léegi affiche yooyu nga xamante ne xotti nañ ko. affiche yi dafa jaarul yoon wala dafa teguwul ci yoon wala tegu na ci yoon. li ñu bind. mooy affiche boo xam ne dañu wane Khalifa Sall. muy ñaanal askanu Sénégal ci Korité bi ñu génn. di sàkku ñaan. su fekkee ni ci niñ ko bindee noonu. loolu bees na suñu réew de. waaw mais xam nga bees suñu réew. xam nga politique moo ni demee ku ci nekk xëy na da ngay demee ni nga ko sentiree. moo xam ni ay nouvelle stratégie. man li ma wax mooy code électoral moo régir maanaam nu ñuy demee ci élection ak période yi mooy campagne bi avant ñu koy ubbi pré campagne bi. avant pendant et après. exactement d'accord nañ ci pré campagne bi nekk. ubbeekuñ campagne bi le 9 la. buñ ko ubbiwul nag amul kenn ci candidat wala militant koo xam ne war nga mën a defee noo xam ne dafa am ay connotation ay propagande. pour soi-disant diw wala kii voté la ma nanga fii amuñu loolu ñu ngi ko respecté dama ne il est permis on est en démocratie que nit ku nekk nga exercer li nga jàpp ni loolu say droit d'accord may na la ko très bien mais nag ci kaw da nga respecté lépp loo xamante ni mooy règle d'accord très bien merci beaucoup Pape Ousmane en commentaire par rapport à la première actualité de l'internet d'après suñu source muy Seneweb li ci gën a fës moom mooy l'auto-da-fé des affiches de Khalifa Sall ñu gis ci ay takk der monsieur Dia Sékou Dia responsable politique APR foofu ca Thiaroye ji de kaw donc ci kanam dinañ gën a yaatal mais situation bi nii en tant que responsable politique bu APR ban appréciation ban lecture nga ciy def ay takk der yu lakk ay affiche Nicolas maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm affiche yi man gisuma liñ ci bind donc mënuma joxe mais leeral nañ ko Pape Ousmane tamit dellu si waat na ci waaw mais man exactement gisuma liñ ci sàkku ñaan ci population yi et puis éventuellement mais xam nga sànq Pape Ousmane wax na ko ci xam nga affaire bi dafa am nuñ ko tëralee ci kii bi le 9 lay tijji donc am na yoo propagande yoo xam dañ koy tere te man xaw ma exactement liiraguma affiche yi ba xam lu ci nekk donc mënuma ci avancer wu noonu yëpp quoi mais mënoo ci avancer mais am nga ci lu leer am nga dara lu leer mooy maanaam ay policiers yu xotti affiche en tant que ay mais bu nekkee dañoo def propagande te campagne bi tijjegul aussi policiers yi war nañoo mën a arracher loolu wala ñu def ci loo xam ne nii waruñu ko ci def aussi war nañ ko mën a dindi et puis. d'accord détruire ko avant que ñu koy jëlaat di ko tegaat feneen. d'accord très bien Fatima même bu nekkee dafay propagande est-ce que police moo waroon a dem sur les lieux ah xotti ay affiche ba di leen lakk. question boobu sax man dama ko posé parce que dëkk bi moom defe naa ne affiche bu nekk jot nañ ko fee taf. ci ay koñ yu nekk ci ay bërëb yu nekk bëri na mais li ma jaaxal mooy ñoom moment bi ñu ko fay def ndax dañ fa fekk ay policiers wala dafa am. ñu leen alerté parce que man loolu moo ma si jaaxal ban heure aussi lañ ko def parce que le plus souvent affiche yi bu ñu koy def ay guddi lay nekk te le plus souvent duñ ko def foo xam ne dafay bëri nit ak yooyu wala même bu fekkee ne bëri na nit tamit nit ñi duñ ci prêter attention mosul nekk loo xamante ne nit ñi dinañ si nekk di wax ba affaire bi jël benn ampleur man question yooyu noonu laa posé soit ñoom dañoo jàpp ne propagande la ñu am ñu leen alerté nee la ñu ngi fiy taf ay affiche u Khalifa Sall am peut-être seeni autorité ñi leen chefé ne leen dem leen ngeen dindi loolu pour jël ko xotti ko non seulement xotti ko mais aussi di ko taal parce que peine boobu noonu yëpp bu ñu ko jëlee je ne pense pas que ñoom ñoo ko jël noonu rek def ko am na certainement fu mu war a jóge parce que affiche rek buy nit di wax ne maa ngi leen di ñaan di sàkku ñaan boobu moom je ne pense pas que ne dañ ko def nii rek ak seen xam nga damay fekk si Fatima li mu wax naar bu ndaw lu wax ci barkeela ba la ko déggee ay takk der lañ xam nga jukkee militaire moom defal ñu def la ñu xam ñoom ndigal rek ay exécution xam naa dañ leen ko sant ay ordre la ñuy dox waaye nag ndox tàngul loolu xala ko wàllu jikkoom lan moo tax loolu am loolu la ñu war a xool lan moo tax mu am moom la ñu war a saytu loolu foofu la affaire bi nekk parce que mais lu la ci waay wax rek lu ñu ko fekk ak ñoom ñu ko di xotti mun na cee di wax lu mu xamul
mais gisuma ni ñu tafa loolu am na benn danger bu mu am. affiche yaa ngi nii am na yenn yu mel nii sax. xëy na dañuy bañ ñu bàyyi ko fi ba campagne bi ubbi. mun na am ñu teel ko dindi mais daal doy na waar daal. D'accord. des choses yoo xam daal amul yi daal amul solo. Très bien, merci beaucoup Aladji Sala Bigué Ndiaye. C'était la première actualité de l'internet li ci gënoon a fës ñu àndoon ci ak Seneweb muy yaatal ne autodafé des affiches de Khalifa Sall mi nga xamante ne moom mooy maire de Dakar waaye bu ñu fa jógee dañuy ànd ak ki nga xamante ne moom mooy monsieur Sékou Dia responsable politique APR ji de kaw ñu nar a waxtaanee politique du ventre. Comment rompre avec cette pratique? waaw Sénégal ni ñu ko xamee politique souvent bu ñu ko tuddee rek ñenn ñi en tout cas ñu ci ëpp ci majorité bi mooy nii nañu dem jëli suñu njëriñ. jëli suñu njëriñ. ña fa nekk souvent aussi bëgg a jox nit ñi seen njëriñ. léegoo léegi dañuy duy seen bopp. ba efficacité bi maanaam action politique efficacité bi mu waroon am ci askan wi dafay des. da ngay partager lu mel noonu wala yow ban gis-gis nga jàpp ni muy politique. jërëjëf Pape Ousmane defe naa ne ñun sénégalais 2012 ba léegi dafa am beneen politique bi ñu dugal léegi ci réew mi boo xam ne ni ci je crois que ci tànk yooyu lañ dem war a dem mooy politique de développement. politique politicienne depuis 2012 lañ ne jeex na. mais jeexul. waaw mais donc dafa am. toujours gën a fort. waaw mais ñun en tout cas. ci instruction yi président de la république joxe boo xoolee tey dama lay jox exemple tey lu mel ni Arouna Dia wala première questeur depuis 2012 ngay créer emploi ci say propres moyens ngay joxe ay financement yoo xam ne ni à 3% te yëpp ci sa poche nga koy jëlee côté Fouta par exemple Wendou boo say rek boo xoolee am dafa jël 30 hectares pour jigéen 30 hectares pour góor 30 hectares pour ay jeunes bu nekk y a 750 personnes yu fay liggéey plus yeneen dëkk yi nekk ay Padalal ay Bokkilaaji ay dëkk moom li mu ànd ak Macky Sall moo tax mu def loolu. non parce que moom nee na président loolu la instruire quoi politique de développement donc moom ci politique de développement boobu et puis boo xoolee aussi banlieue bi ay Djiddah Thiaroye Kaw Yeumbeul Nord Yeumbeul Sud aussi lépp lu mu mën a def ci côté social ak yëpp mu ngi koy def aussi donc je crois que ne ñëpp dañoo waroon suivre chemin boobu tey politique politicienne je crois que ne dañ ko war a bàyyi ci ginnaaw parce que ku nekk war nga def lu nekk ba mën a créer ay emploi fekk doo xaar ci état bu ne dañuy xaar ci état rek day metti état mënul def lépp toujours grand bi loolu la xaaroon da ne état mënul def lépp te ñëpp mënuñu am bureau ak ordinateur am kii non non nit ki war nañ la mën a jox 300 000 nga multiplier ko def ko ay millions parce que bu ñu demee Europe ci zéro dañuy dem ba am ba créer lu bari am lu bari donc lu tax mënuñu ko def suñu réew au lieu que ñuy jël fii ay gaal ñuy dem man def naa Europe def naa immigration mais dama ñibbisi parce que xam naa ne li ma mën a am foofu war na bu ma defee même chose war naa ko mën a am sama biir réew. lan nga wax par exemple ci politique yi nga xam te ne souvent dañuy wax ni maanaam gëdd bi ñu waroon jox ci askan wi nii lii ñu yor askan bee leen ko jox pour ñu doxal seeni mbir. que souvent ku yegsi ci pouvoir rek da nga say mbokk lay woo di la féliciter. alors que yow da nga waroon jàpp ne coono laay dugg. que war ña ma war a jëriñ ku ci nekk ci ñoom dama am responsabilité ci moom fexe. maanaam nekkinam gën a ñoŋ. mais dañu jëlee nguur le sens inverse li ma wax. ñan ngay wax ci politique yooyu parce que ba léegi mu ngi am te ci nguuru président Macky Sall loolu mënoo ko ci dindi. man Pape Ousmane képp ku ñu jox poste de responsabilité dama lay yërëm parce que xam naa lu nekk ci poste de loolu responsabilité nit c'est-à-dire que yenn la bu diis. tey ñu jox la poste boo xam ne nii salaire bi ngay fayeeku ay impôt la ay taxes ak lépp lu moom lañ lay jox te yow li nga am normalement da nga ko war a wàccee. boo amee dama lay jox benn kii 1 million normalement 700 000 yi dafa war a wàccaat ci askan wi. est-ce que loolu moo am. mais loolu moo war a am. est-ce que moo am. mais man dama ne loolu moo war a am du ma généraliser du ma ne amul. mais am na ñoo xam ne nii loolu la ñuy res man damay xool par exemple samay royukaay wala ñi nga xam ne nii ñooy tey ci seen tànk laa topp. man damay gis ne lépp lu ñu am. dañuy jël seen alal tegaat ci wàcce ko ci base ku mel ni kan.
non ku mel ni Harouna première questeur yooyu yëpp. lu mu def Harouna. non Harouna par exemple banlieue bi. da ngay xool ne ci juste mois de janvier ba léegi man maay gérer financement yi. et commune yëpp commune bu nekk dugal na fa 60 millions. boo xam ne ni am na jigéen ñoo xam ne bu ñu demee 60 millions yi moom lu mu ci amaat loo xam du delluwaat ci moom. non non mais daf ko bàyyi. muy rouler bu nit ñi liggéey ba fay. ba léegi nag. mais ñaata ci xayma la jotagum financé ci 60 millions yooyu nga ñaata comme ay pàcc ngeen ko doon def. non non par exemple da ngay xool ne commune bu nekk financé nañu lu mot ay 60 groupements wala 70 groupements. commune bu nekk te groupement bu nekk am na 25 femmes. parce que ñun li ñu doon suivre mooy. commune bu nekk financement bi ñaata la exact. ay 60 millions. d'accord mais actuellement nii am na plus parce que dafa dem ba ëpp ñu doole donc dañ leen def ci mutuelle yi ngeen baal ma ci publicité bi. dañu leen dugal ci mutuelle dañu leen dugal ci mutuelle yi. dugal leen apport il faut que ñu ak ouverture de compte. parce que tey ku soxla jaay tey mango. soxla 20 000 pour jaay mango mu dem ci benn mutuelle ñu ne ko indil apport 15 000 indil garantie 30 000 fu mu koy jëlee. mais pendant ce temps boobu son excellence mu ngi diggee 500 000 emplois. te boobu ba tey nii ñu ngi gis ne diggante 2012 ak 2015 24 240 000 rek moo ci jàpp. presque xaaj bi. waaw presque xaaj bi est-ce que. mais mu ngi ko doon wax ne que ne fii. on est en 2 ans de 2019 mandat boobu mu doon wax mu jeex 2017 la woon. mais loolu yëpp 2017 la woon 5 ans waaw. non loolu yëpp ci communication bi mais boo xoolee tey. non mais nekk réew mu toll ni Sénégal nga xamante ne jeunes yi dañuy soxla loolu bu baax. non mais pour man nga wax ko nii ci communication nii rek te du am fenn fu mu sukkandiku. loolu non boo xoolee aussi état bi dugaloon na ci commune bu nekk presque 12 millions. 12 millions 500. te ñu ngi koy joxe. seulement nag xam nga financement moom du ma sa doy. xam nga mais financement ngay wax mais ñun dañuy wax maanaam xëy. mais ci xale yi emploi waaw. mais nga tey xamante ne président Macky daf ko diggee woon. c'est vrai que ne financement souvent bu ñu koy tudd ñu ci ëpp jigéen ñi la ñuy xalaat. mais je veux dire jeunes yi nga xamante ne dañuy génn am seen diplôme jàngee ci daara yi. xaar pour ñu dugal leen ci entreprise yi ñu war a liggéey. mais ñooñu aussi ñu leen di xaar man côté boobu d'accord ma ak yow xam nga lu tax. c'est pas parce que am naa diplôme rek. man dama tant que yéen ñi ngeen di calculer mooy ñi génn am diplôme am liggéey. non mais ñaata jeune la ñu financé ñuy liggéey ñiy def poulailler. ñun ñaata jeune la ñu financé yoo xam ne nii ñii ñu ngi def poulailler ñii ñu ngi def transport ñii ñu ngi def leneen ñii ñu ngi def leneen. dama lay jox par exemple dañoo jàpp ni seen suqaliku ci la nekk mais ñeneen ñi jàpp ni aussi ne dañoo bëgg a jàng ba am seen i diplôme kenn ci loolu la ñu war a mën a jëriñee seen réew ñooñu aussi. mais étudiants yooyu ñu ci gën a bëri ñu ngi leen di financé. côté ANPEJ mu ngi ciy def côté ñeneen ak ñeneen mais ci li may suivre quoi ci actualité yi. parce que man nekkoon naa AGEP. un peu xam naa nu mu doon demee te xamoon naa ne foofu ça marchait bien. ANPEJ li ma gis ci information yi ñu ngi financé nit ñi ñu ngi def c'est-à-dire que ñun Sénégal bu ñu wax ne rek ku amul bureau amoo chaise rek liggéeyoo wala amoo ordinateur non non. mais ñun dëkk bi mënuñu ko suqali tant que jeunes yi wàccuñu sur le terrain. ñu dem ñii comme li ma la wax actuellement nii. wàcc ci ban terrain. non ñii ñu ngi leen di jox ñuy def ay poulailler ñii ñu ngi leen di jox ñu ngi def transport ñeneen ñi ñu ngi leen di financer pour leneen ak pour leneen donc xam naa ne yëpp motandoowul. parce que aussi président aussi mënu ci 5 ans rek mënul solutionner problème Sénégal. xam nga ko xam naa ko même bu ñu defoon 10 présidents actuellement ci Sénégal à la fois mënuñu solutionner problème bi. à la fois donc te Sénégal. mais d'accord nga ni bu fekkee mënuñu solutionner problème yi parce que problème dafa bëri nekk ñu réew moo xamante ne assez développé war nañu mën quand même ñun ñi nga xam ne ñoo yor suñu koppar réew ñu fexe nañ ko yaxanale ba ñuy di prioriser mbir yi. bañ rek di jël di sànni tey nga dégg maye na fii 20 millions fële nga dégg 50 millions des fois ay 20 milliards. alors que priorité yaa ngi fi waaw priorité yaa ngi fi loolu aussi tamit il faut tamit. sama évaluation li ma gis. 2012 ba léegi. je crois que ne li ñu liggéey moo ëpp de 2010 ba 2012. ah oui. sama gis-gis. ak man li ma depuis 2008. laa ñibbisi ci réew mi presque ci Sénégal def naa 25 ans à l'étranger di liggéey xam naa li nekk foofu bi ma ñëwee 2008. avant dama doon ñibbisi chaque 6 mois mais léegi xam naa depuis 2012 ba actuellement nii. boo xoolee ci côté emploi de jeunes ak lépp waxuma ko pour politique wala dara dama lay wax man sama gis-gis. li ñu def 2012 ba actuellement ni moo ëpp de 2010
ba 2012. D'accord, très bien. Merci beaucoup monsieur Sékou Dia muy responsable politique APR ca Thiaroye Djid Kaw ñuy waxtaanee li nga xamante ne moom moo jëm ci politique du ventre comment rompre avec cette pratique. Alaaji Sall ba tey réew mi am na ci yu bëri yoo xamante ne foo ci laal rek moo ngay metti ba li nga xamante ne moom la ñuy wax ci wàllum emploi des jeunes yi gis nañu ne 500 000 emplois la diggee woon waaye fu mu toll nii mu ngi toll ci 240 000 te mu ngi ko doon diggee ci diggante mandat bi entre 2012 ak 2017 te defe naa ne toll nañ ci donc tey nii ak li nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee nii ah jàngat boo ci mën a def rek. xam nga ñu olof yi di wax rek daanu dajul suuf. si ndax bi mu dawee yéeg ci garab gi. dañoo jàpp ci nopp yi ni ko garab gi ni mu mel li mu ni fi ma ci dar rek laa xam. fi ma dar daal sedd na. donc ku nekk boobu fi nga toll ci réew mi rek ngay mën a wax. am na ñoo xam ni financement yi muy wax am na ñoo xam ne am nañ ci. famille aussi développement yi li leen di financé tamit am na ñoo xam ne ñi ngi liggéey. di rembourser affaire bi di jur. am na parce que Pikine laa dëkk. xam naa nu mu demee 16 communes yi fa nekk xam naa nu mu demee. temps bi ko Fatmata Matar Ndiaye yore. sax laa gënoon a xam kii ma suma jigéen loolu yàlla na ko yàlla yërëm. amiin yaa rabbal aalamiin. mais li am solo mooy li ñu naan defe-defe bokkul ak waxee deful ak defe-defe. sunu réew yi ñun Afrique sunu wax mopp sunuy jëf. ku ciy wuti da nga mën ngaa dig nit ki sax ni ko dinaa leen defal géej xam nga ko dem ba Cees naa leen su ma faloo dinaa leen defal géej. te leneen ay géej yàllaa koy defal. comme ki muy waxal war naa xam ne kii kat bëgg-bëggam lay wax rek waaye mënu ko. moo tax ma ni waxe bokk rek defe-defe mais nag ndar xëyul sotti. d'accord mais comme ñi ngi jéem ki jéem moo gën ki jéemul. depuis 60 ba léegi. depuis 60 ba léegi jéem bee yàgg nag parce que 50 ñaata 57 ans. ba tey ñuy jéem mais nag ku ñëw am nga loo mais nag ku ñëw am nga loo mais li nga xamul ci 57 ans yi ñetti at lañ ciy teg nga dem retraite de. mais ba léegi muy waaw parce que réew mi kon donc Sénégal dans 3 ans mu dem retraite man na du ma retraité xam nga waaw xam nga 60 ba léegi ku ñëw jéem nga wax dëgg yàlla parce que ku ñëw jéem nga sama benn paa bu am 85 ans dañu waxtaan ba ki démb wala ma doom yéen lu tax ngeen naan ba dëkk bi neexul wala ngeen naan ba dëkk ba jamonoy neex mënuñu suñu temps jamono neexul. ah bon ma ne ko lu tax mënu ma réew mi da nga naan dox ba mu yàgg ni addu kalpe dab la. ne la wàccal yoon yi sonn na. est-ce que lu daal si ndax bi dalu ko. mu ngi noonu moom fa mu ca dara la xam. waaw mu ngi noonu. léegi ñu demaat ba mu yàgg amoon na ay temps yoo xam ne si jamono yi Léopold Sédar Senghor am na ci dëkk yoo xam ne poto lampe yi lañ leen daan naxe. bu campagne yi dañuy jël poto yi rek yóbbul leen. ñu voté leen bu campagne bi jëlaat poto yi indi si dellu si wala poto yi dam foofu. léegi nag de fur et à mesure que jamono bi léegi nit ñi avancé nañu. ku amul xam-xam da ngaa sàggan. technologie bi bari na moo tax ñi fi nekk ni ak ñeneen ñi ñëw il faut ñu vigilant. xam ne askan wi léegi yeewu nanu dama ko waxee woon ñi doon def nii. di gakken ñoo daanu ci kaw ñu doon nelaw. ñi doon nelaw jóg romb ñu doon sëlmu. très bien kenn nelawut. d'accord jërëjëf Alaaji Sall très bien mais ñu ànd ak amis et sympathisants de Serigne Mansour Sy Djamil nga xamante ne ñu ngi amal événement le 8 juillet 2017 foofu ca CICES très rapidement rek ñu ànd ak ki nga xamante ne moom mooy kilifa gi moom mooy Boubacar Djamil Ba Boubacar en tant que jeune aujourd'hui boo xoolee lecture politique réew mi ci domaine yu bëri nag naka nga koy qualifier. macha allah Nicolas dañuy nuyu ñëpp rek. di leen ziyaara di leen ndokkeel itam ci weeru tedd bii ñu jógee. muy weeru koor gi. di baalu ak ñëpp di leen baalu ak di ñaan yàlla boole nu jéggal. mais di nuyu aussi téléspectateurs u DTV. Masha Allah, et toi-même tu sais, tout le monde le regarde. Vous-même vous savez, hein? Masha Allah. Et Masha Allah, defe naa ni mbégte la. mu ngi mel ni conférencier de. ngeen seq ko nii ngeen nekk yaa ngi nga jottali de. dafa mel ni mbégte la. ci ñun ndaw. wax dëgg yàlla aujourd'hui ñu gis politique bi di dox ndaw ñi di ci dugg. loolu déjà c'est loo xamante ni vraiment ñun daf ñuy soulager te daf ñuy gën a motiver. beneen bi itam mooy que suñu njiit ñi ñoom nañu xam ni au fait ndaw ñi c'est-à-dire que on prépare la jeunesse on la ment pas on l'utilise pas bu ko defee kenn ku ci nekk bàyyi xel xam ni ndaw tey solidarité moo daje ci moom c'est-à-dire que mag mi mënatul ak xale mi mënagul ndaw moo ne yow mag mi mënatul na sa xel dal fi nga yem naa ko yeggali xale bi mënagul mu ne ko petit frère man kat maa ngi ci yoon bi mag mi fii la toll maa ngi ci dem boo toppee samay pas doo juum kon ñoom politiciens yi nañ jàpp ni en fait ils ont une jeunesse très consciente et très engagée et très avertie mais malheureusement loo gis lu ne dafay am ay externalités positives ou négatives c'est-à-dire que tey
l'externalité négative jeunesse tey moom la ñuy gën a gis mu adonné wu à la politique du ventre. D'accord. C'est-à-dire que tey damay dugg ci politique da ngay am meeting soo ma joxul t-shirt 2500. coca du ma ci dem. war nga day war ci dara. et cetera et cetera merci. kon bu fekkee dañ ne 1960 fi ñu nekkoon juguñu fa. ba tey ñu jëm retraite. kon man 57 ans 3 ans ñu war a dem retraite. man jeune bi may des tuuti suñu paay potu meew la woon. ñun tey t-shirt 2500. amuñu caayin bu ñu teg. kon ñun quand est-ce que ñun avec Corée du Sud 1960. même niveau de développement. tey ñooñu raw. kon ñun jeunesse bi. est-ce que raw ñoo ko rawoon merci waaw kon ñun jeunesse bi tey ban taxawaay lañ war a mën a am. ñoom bu ñu fay réer seen mission ñun ñu lànk ñu ne ñu on veut rebâtir ce pays. et l'amener vers l'émergence. Très bien tey foofu la ñu war a toll. merci Boubacar Djamil Ba li muy wax mu am solo muy rejoindre cadre yi nga xamante ne ancien premier ministre Habib Thiam waxoon ko moom mooy vous la jeunesse vous le trésor la richesse ah soyez engagés et soyez très responsables. mu nekk loo xamante ne jeunes yi war nañ cee mën a gën a mën a bàyyi xel. Pape Ousmane c'est vrai monsieur Sékou Dia dafa war a dem parce que nekk na ci ay rendez-vous donc ñu bàyyi la rek nga def la dernière question avant muy dem. waaw dernière question mooy wax nañ ko 57 ans faudrait que ñu xoolaat pratique politique yi efficacité politique ñu ngi koy xaare ci njiit yi ci lan ci 3 ans yi ñu jëm wala boog 2 ans yi avant ñoo jëm ci présidentielle lan nga jàpp ni mooy priorité te bëgg nga tey suñu njiit yi ñu taxaw ci pour fexe ñu gën a efficace ci action politique yi. priorité bi je crois que président Macky Sall waxoon na ko mooy l'agriculture. agriculture moo mën a soqali réew te man dëkk tubaab yi ma def yëpp yi ma gis 360 jours yëpp ci agriculture lañ koy def te ñun boo xoolee tey population bi yëpp dañoo jeunes yëpp dañoo daw ñëw Dakar ñii di def marchand ambulant ku nekk def ñu bàyyi suuf si quoi. boo xoolee tey ñun lu tax tey ku mel ni Arouna Dia delluwaat ci suuf si parce que te tey hectare bu nekk mu ngi am 750 personnes yu ciy liggéey. actuellement ni ñu ngi récolter actuellement ni chaque 3 mois dañuy récolter mu jël ay moyens def ci ba pare ne leen ku liggéey bu ma jox defal sa poche tey lu dëkk bu nekk bu nekkee ku nekk tey dëkk bu nekk am nañu ñoo xam ne nii dinañu mën a def loolu je crois que ne suñu dëkk bi dina soqale ko fii ak 3 ans. et puis je crois que président Macky Sall boo leen xoolee priorité am aussi mooy l'agriculture. tey Sénégal loolu rek moo ko mën ñaata lañ fiy dugal ci ceeb ñaata lañ fiy dugal ak leneen ak leneen. donc loolu bu ñu ko mënee def tey suñu biir dëkk bi bu nekkee main d'œuvre am nañ ko bu nekkee suuf si am nañ ko am nañu lépp donc luy problème bi volonté bi. bu ñu toog rek def nii di xaar wax état mënul solutionner lépp à 100% ñun ñoo war a jóg. ñun ñoo ko mën a solutionner ñëpp bopp du yéen waaye xam na mais tamit état am na lu ko ci war. mais état mu ngi xeet bi ñuy bayee yu mel noonu ñu dëppale kook jamono am outils yi nga xamante ni am benn politique bu ko accompagner pour ndaw ñi kat mën a ñeme suuf si parce que ñu ci ëpp ci ndaw ñi ñemewuñ ko. parce que mais Guana par exemple dama lay jox benn exemple bu ndaw Guana bi Harouna Dia moom moo ko njëkk expérimenté jox ko Ablaye Wade jox ko 50 millions. expérimenté ko wéndu boo say dëkk ba léegi mu ngi fonctionner. pourquoi fii ko Ablaye Wade planté woon yëpp ak président Macky Sall bi mu nekkee premier ministre lu tax nit ñi mënuñ def continuation bi. ah loolu état lañ koy laaj yéen lañ koy laaj. non mais état aussi du jël yatam di topp ci ginnaaw nit ñi. d'accord nit ñi aussi il faut que ñu am volonté. très bien pour liggéey quoi man. très bien le mot de la fin lan ngay tàggatooyee. ah maa ngi li may tàggatooyee maa ngi nuyu ñëpp. di encourager aussi jeunesse sénégalaise pour que ni ñu gëm seen réew. ñu liggéey seen réew. effort bi ngay def réewu jàmbur ba am fa dara. boo ko defee sa biir réew di nga fi tedd teral fi say waajur ba pare siggi fi. man loolu laa gis nañu bàyyi parce que même pas 15 jours la ma jógee bitim réew. gis naa ni ñuy dundee foofu nañu gëm suñu réew. très bien ñun sénégalais. bu ñu ko gëmee rek day dem incha allah. jaajëf ayca merci beaucoup sant nañ la gërëm nañ la bu baax mu nekkoon monsieur Sékou Dia muy responsable politique APR foofu ca Thiaroye Jidde Kaw ñu doon waxtaanee lépp li nga xamante ne dafa soxal politique du ventre comment rompre avec cette pratique merci beaucoup on se donne rendez-vous xam naa yeneen i jotaay rek incha allah bu ko defee ñu gën a mën a waxtaan donc mbokk yi xarit yeeg am di jàmm yi tout de suite bien sûr ñu proposer leen une page de pub ndax bu ñu dellu si waatee Fatima bien sûr elle est vraiment prête pour présenter leen li nga xamante ne moom mooy bébé maman c'est tout de suite
Paris présente la 15e édition de Dakar Fashion Week. Retrouvez du 27 juin au 2 juillet l'événement incontournable de la mode africaine. Mardi 27, soirée Black and Gold au 5 à minuit. Mercredi 28, exposition et présentation mode au Pullman à 19h. Jeudi 29, grand défilé dans la rue à Niaritali. Vendredi 30, grand défilé première partie au Radisson à 20h. Samedi 1er, grand défilé deuxième partie au Radisson à 20h. Ticket 15 000, VIP 25 000. Infoline 77 165 78 78 ou au www.dakarfashionweek.com. Ah yeah! Association Africulture Urbaine présente la 12e édition du Festa 2H, Festival international de hip-hop et de cultures urbaines. Du 5 au 8 juillet à la Maison de la Culture tout à sec. Au programme, 4 concerts, 100 artistes et 14 pays. Le mercredi 5 juillet à 18h, méga concert d'ouverture avec Soul Bass de la Guinée, vainqueur du prix RFI. Le 6 juillet à 18h, concert Free Voice Show avec Medine de la France. Vendredi 7 juillet à 18h, Hardcore Show avec Mess Out Pussy de Brooklyn, MOP des États-Unis. Samedi 8 juillet à 18h, méga concert de clôture avec Onyx des États-Unis. Le Festa 2A, c'est aussi plus de 75 groupes de hip-hop galsen. Entrée 2000 francs par concert et 5000 francs pour 4 concerts. Infoline 77 436 62 99. This is hip-hop with boom bang in the area. La grande nuit du bazin avec Djiby Dramé et le Jalikunda. Le vendredi 7 juillet au Théâtre National Daniel Sorano. Oui, sorti Boumak Bangok, daje Boumak Bangok, daje Sañse Yangok, daje Guerre Yangok. Ah mbokk yi, xew-xew Boumak bi ak Djiby Dramé ak Maman Chérie. Ah mbokk yi, ce sera à partir de 20h, entre 5000, VIP 10 000. Ma ne ko Djiby Dramé, yow ak waa Jalikunda. Bu ngeen tuddee guddi gu rëy gi, ñu ne son excellence monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Kuy sa marraine d'honneur, ñu ne madame Marième Faye Sall, première dame de la République du Sénégal. Khalilou Wagué, maire de Bokidjey. Stoura Khata Tirera, ministre d'État. Moustapha Sek, monsieur Korafal, maire honoraire de la ville de Rufisque. Monsieur Maktar Fall, Aïda Sow Diawara, maire de Golfe Sud. Kolle Faye, Dindanan Tileoumi. Madame Dour, nous koy wax Aïda Koulibaly. Khadi Samake, madame Sidiki Kaba. Ami Diawara, nga xam ne mooy soxna Cheikh Kanté, directeur général du port autonome de Dakar. Madame Djouma Dieng Diakhaté, ambassadeur itinérant. Madame Bébé Rose Sarr, madame Samuel Sarr. Awa Sow, madame Baba Diallo. Madame Tondion Aïcha Diallo, Zeyna Diallo, Madame Martin, Madame Mariem Ndiaye, 2STV, Djiby Dramé, Agwa Jalikunda, Nuit du Bazin, Gouti Gangok, la grande nuit du Bazin avec Djiby Dramé. Attention Mbokki, vendredi 7 juillet, Théâtre National Daniel Sorano, Fossan Mbatu Moutak, Ndaw Bari Sañse, tout yi génn nañu, Bazin yi génn nañu, ñawkat yi ñaw nañu, xalamkat yi dinañu ñëw, foofu dara du yomb. ñoo ngi fii sénégalaise de l'automobile fas yéene dugg section Mercedes fekk fa technicien yi ñu wax ak ñoom ci mécanique automobile. am na ñoo xamante ne seen oto même bu paanu dañ koy indi. oto su paanee dem atelier loolu amatul njëriñ oto kay dafa war a ñëw ñu anticiper. C'est-à-dire nga def entretien. Déjà Mercedes c'est l'une des meilleures marques pour moi, hein, bien sûr. Hein, c'est la marque à l'étoile, c'est la marque de prestige. Donc qui dit prestige, meilleure équipe. Ici la sénégalaise, nous sommes très très bien équipés. Hein. Nous avons les meilleurs ouvriers. Parce que sénégalaise boo fi indee sa oto satisfaction rek ngay am. Mercedes ku mu dem ba wóolu la ñëw xool sa entreprise. wóolu la jox la carte pour nga représenter markam xam nga ne doo entreprise bu ndaw. Fidèle plus que jamais sur les antennes de la DTV. Toi-même tu sais, vous-même vous savez, xam ngeen ne Mame Diarra yegsi na fekk si nañu si li nga xamante ne moom mooy plateau bi madame Ba pour le jéeri borom si la ñu bokk si la ñëpp bokk waa nii nga def. waaw yëf yi mag. sama yaram neexul nag. gën sama yaram neexul. dafa lu ko naqadi loo. damaa jëm mag.
xam nga boo jëmee mag da ngay fifi ma bàyyi xale ñëw fifi xale. moo tax nga chapeau nii. gisoo ma. man kay waxuma la gis sax. dama doon won rek ni ma taajee añ. nii nga ko jàggar. waaw. naan ko xalif général. nga ne boobu génn léegi. waaw naan ko añ baa ngi jox ma ndigal fu ma koy teg. jeeg bu ma topp doo réer de. jigéen du rëy lii ngay def rek. ndax nee nañu ndax olof dafay wax ne alaaji lii jig café jigul jigéen. café dafa war a tàng jigéen war ta tàng. café dafa war a fort te jigéen war ta fort. te dafa mel ni loolu ngay dëggal nii. gis nga yow tamit. mais noo passé sa korité. xanaa neex rek ni ma koy passé xam nga man du ma dox ci lu nakari. déedéet damay gis yu neex yu baax ma di ko def di ci teg sama tànk. jeeg bu ndaw ragal. déggoo ñu koy taas naan jeeg bu ndaw ragal. jeeg bu ndaw ragal. waaw ragal goro ya ragal njëkk ya jeeg bu ndaw ragal. kenn maam jaar ndeysaan. d'accord kooku dinañ ko def single. kooku moom dañ koy def single yi bul jaaxle benn yoon. donc Mame Diarra incha allah moom tamit dina yegg si waxtaanee ci li nga xamante ne moom mooy quand les personnes en situation de handicap versent dans la victimisation. donc dinañ ci waxtaan dina def actualité wax li nga xamante ne son excellence président de la république defal na ko les anciens militaires donc loolu dina ci yegg si incha allah ci kanam donc léegi ñu yaatal Fatima damaa bëgg ñu ànd ak waa kër Mansour Sy Djamil ndax tey dañu ànd ak ñoom ñuy waajal li nga xamante ne moom mooy 8 juillet 2017 foofu ca CICES ginnaaw Boubacar jot naa la waxtaan ak yow tuuti damay dem ci Xasanatu Djamil Diallo Xasanatu noo def. maa ngi fi ba yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax est-ce que mën nga ma dellu si waat rek ci amis et sympathisants de Serigne Mansour Sy Djamil kañ ngeen ko taxawal kuréel boobu. waaw asalaamaaleykum via réseaux sociaux. maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di rafetlu bu baax si invitation bi. ci di nuyu téléspectateurs yi mais di si jiital suñu njiit. suñu kilifa suñu sëriñ suñu bàyyi xol Serigne Mansour Sy Djamil ak njabootu Seydi Hadji Malick bi yëpp ñoo ngi leen di nuyu. Machallah. En fait les amis et sympathisants de Serigne Mansour Sy Djamil via réseaux sociaux. créé nañ ko en 2011. dafa am benn événement buy am Fass. ci lañ ko amoon xalaat ñi fa tase woon ñëpp nekk ay jeunes. ñëpp déjà ak nouvelle technologie bi ñëpp xam nañ jeunes yëpp a ngi ci. on s'est dit pourquoi pas se réunir sur Facebook fa la commencé. ñi fa nekkoon ñëpp si suñu njiitalu président Badara Kebe ñu koy nuyu. ci la toog këram ubbi au début c'était les talibés de Serigne Mansour Sy Djamil. fa lañ ko commencé. mu ubbi ko ku nekk toog sa kër gis ni que sentir nga sa bopp ci njabootu Serigne Mansour Sy Djamil. nga liké aimé page bi. ñu commencé di ci doxal ñu dem ba jamono ji 2015 WhatsApp génn ñu ne pourquoi pas tamit nekk sur WhatsApp di ci waxtaan. ñu nekk sur WhatsApp nag nekkuñu fa rek comme yeneen groupe yi. non on s'est dit que la jeunesse nañ ko xool nan lañ koy gën a defaree. d'accord ñu nekk nag ci groupe bi ànd ci ak suñuy mbokk ay oustaz ñu xaw a am xam-xam tuuti ci wàllu diine gi suñu wàllu tarixa. bu bëgg xanaa ci oustaz yi la bokk. waaw ci suñu oustaz yi la bokk. ci suñu oustaz yi la bokk macha allah. ci la ñu nekk nag di ci def ay waxtaan ci wàllu diine wàllu actualité wàllu politique. wàllu social lépp ñu ci nekk. lépp lu sëriñ bi yëkkati daal ñu nekk généraliste la daal maanaam ci lépp daal yaa ngi ci biir. ñoo ngi ci biir lépp li nga xamante ne day soxal population yi. très bien mais machallah vous êtes très belle mais dégg naa noonu nga bëggee xaalis parce que yow la ñu dénk très kees bi koppari. waaw gis nga. Juste pourquoi nous yóbbu les amis et sympathisants de Serigne Mansour. Parce que boo xoolee déjà Serigne Mansour c'est un homme politique. mais teewul il est dans le social. à travers inondation bi muy def. mu ngi ci politique bi à travers Bëstu Ñakk. mu ngi tamit ci diine bi ci dondoo maamam. muy Serigne Babacar. je rappelle que ni Serigne Moustapha Sy Djamil mooy maamu mooy taawu Serigne Babacar. Serigne Mansour Sy Djamil mooy taawu Serigne Moustapha. donc cër bu mu am la ba pare. waaw gis nga. très bien d'accord merci beaucoup. Xasanatu Djamil Diallo moom mooy trésorière li nga xamante ne moom mooy ami et sympathisant de Serigne Mansour Sy Djamil via réseaux sociaux. Vous êtes en train de préparer li nga xamante ne moom moo jëm ci l'islamité et la laïcité de l'État, imposture ou réalité. macha allah defe naa ni Nicolas ni ko Xasanatu waxee noonu la demee. les amis et sympathisants de Serigne Mansour li ñu ciy complété rek mooy Serigne Mansour en fait au-delà de sénégalais bu mu nekk mën nañu wax ni universaliste la. parce qu'il est le co-président au Conseil mondial des religions pour la paix.
kon loolu sénégalais yi au fait c'est-à-dire que tey war nañ ko di ko waxtaanee. ñu xam ni loolu fierté la tey ñu am pour mel ni sénégalais fi di 6 religions yëpp daje. moom mu nekk fa seen njiit ak kenn. kon loolu ndam la mu teew fa khalife général des Mourides des Tidianes des Layènes ak umma islamique bi yëpp mais aussi la population sénégalaise yëpp quelques contingences que ce soit quelques obédiences religieuses que ce soit kon mu mel ni kooku tey fi mu taxaw am na solo ñu ne nag moom boo xoolee li ci ëpp jotaay yooyu bitim réew la koy amee ay panel fii liñ ko gën a xam xëy na casquette religieuse bi gàmmu takkusaan conférence wala Sénégal nañ ko tamit ci bés du ñàkk de waaw politique ak fa laay ñëw politique bi boo fi jógee rek Sénégal politique gu xaxarante lañ xam wax la noo yow sëriñ nga waroo dugg si ñu nekk ci débat boobu noonu nga xam ne amul avancement mais ñu xool tey moom en background bi mu am en tant que agent de développement en tant que tey co-président du dialogue au Conseil mondial des religions pour la paix background boobu yëpp mu am muy am dem ay Houston University muy dem London University muy dem fu nekk ci àdduna bi dem Sorbonne dem fu ne ñu koy woo ci ay thématiques ay construire la paix déconstruire la guerre kon ñu ne ñun bu ñu nekkee ay xaritam nekk ay soppeem jaadu na ñu nit ñu xool benn plateau benn événement bu xaw a méngoog loolu ñu choisir si un thème l'islamité et la laïcité de l'État c'est-à-dire que pas l'islamité en tant que mot mais l'islamité de l'État en tant que concept tey est-ce que l'État islamique a un fondement théologique c'est-à-dire que qui est reposé sur la sunna et le Coran tey il n'en existe pas tey ñuy woote pays islamique yëpp boo xoolee am na loo xam ne ñu ngi koy doxal ci dëppoo ak diine moo tax ñu indi questionnement boobu l'islamité de l'État la laïcité de l'État c'est-à-dire que kenn ku ci nekk war nga am liberté de culte sans qu'il y ait contrainte nga dundee sa diine nu mu ko neexee kon defe naa ni tey loolu lañ ne nañ ko waxtaanee ñu choisir tamit ay panélistes yoo xamante ni dinañ ko faram-fàccee toj ko ñoom seen rôle la ñoom ñoo ñuy wax parce que dafa am ay am yoo xamante ni ñoom ñooy def les institutions sociales am ñoo xam ne ñoo ko jàngi ñoo ko xam ñoo ko maîtriser ñooy wax fii ak fii ngeen ci dañu bëgg vraiment mu nekk la fête de l'intelligence et de la paix ndax contexte bi ñu nekk da koo laaj très bien Fatima mu nekk lu am solo kii di Serigne Mansour Sy Djamil fu mu taxaw di wax rek nit ñi dañ koy déglu ndax xam-xamam moo sell te fii xam-xam bu sellee rek à chaque fois nit ñi dañ lay suivre man nag damay bëgg à chaque fois jeune fu ñuy nekk rek ñuy faral di taxawal dara parce que au delà de waxtaan bi au delà invité ay borom xam-xam ñu yem ci waxtaan bi bëgg naa tamit yéen en tant que jeune tamit macha allah déglu naa leen xam-xam bi mu ngi fi mais aussi ngeen nekk ci ay action seen kuréel bi baax na trop ngeen am référence boo xam ne ne ñëpp a ko nawloo du ñàkk aussi am na fu nga xam ne bëgg ngeen fa dem ëllëg macha allah c'est dans les perspectives boo xoolee wax na ko ci ñett tànk yi mu taxawee parce qu'il est à la congruence de plusieurs légitimités wax na ko social intellectuel parce que Sorbonne la génne ñëpp xam nañ ni Senghor Sorbonne la génne ku ne Sorbonne rek borom xam-xam yi bàyyi nañ la xel ñu wax tamit këru diine bi mu bokk boo xoolee yooyu la religion kii da ko doon wax Serigne Abdou Al Amin xalif général des Tidianes yàlla na yàlla téeñal ko yen bi daf koy wax mu ne ñoom ay gouvernement lañ sans budget parce que boo xoolee boo dawalee histoire tuuti avant kër sëriñ si ñi fa daan ñëw 100% yi 80% yàlla moo leen fa indi 20% social mais maintenant c'est l'inverse 80% yi social moo leen fa indi 20% yi xëy na seen wàllu yàlla lañ fay indi tey nag ñoom dañuy teg ay politique sociale yoo xamante ni kenn ku ci nekk di nga ci mën a retrouver wu boo xoolee projet inondation boo ko jëlee c'est-à-dire que c'est en 2006 ñëpp xam nañu mbënd bi fi amoon bu doy waar lool Sëñ Mansour créé inondation retrouver le sourire sur le visage de l'enfant mu jël 500 gosses ci banlieue bi sur ses propres fonds yóbbu leen dem leen ñu dem pour un mois vraiment ñu nekk ci colonie feet fa lañ mu xotti leen ñoom ñëpp bi mu ñëwaatee dem na ba ren mën bi jeex na mais xale yi léegi dañ ko bëgg a soppi colonie ndax tàmm nañ loolu dans la bande mu dàbbali ko ñun loolu bu jotee dañuy dajale suñu ay dërëm suñu ay ñaar dërëm ak mbokk yi ñu xam yëpp boole ko mu nekk benn somme bu takku ñu dugal ko foofu kon vraiment ci politique sociale ñu ngi ci dafa ubbi yoon dafa ubbi yoon foofu noonu volet politique tey moom
du question que ni sëriñ la ay taalibeem dañ ko war a topp. dafa ne je vous appelle, je vous incite à un projet de société, à un programme. Si ça vous convainc, venez avec moi. bu leen convaincre dem leen ci leen am na ñoo xam ne ay njabootam lañ. ñu ngi APR ñu ngi PDS ñu ngi feneen ak feneen ak feneen. tey boo xoolee ci développement ñun ñu ngi yëngatu taxawal nañu ay GIE yoo xamante ni ñuy xool suñu biir les chômeurs. naka lañ leen di encadrer ci formation bu doon wax. mais on est la jeunesse on l'encadre on la forme mais aussi dañ koy wanal yool yooyu yëpp tey ñu ngi ci taxaw du ci dox du ci wax bon xasanatu du ma bàyyi may wax lu ma neex. récemment rek def nañ benn commission vente. alaaji sax du la bàyyi nga wax lu ma neex. waaw ñu def commission vente di xool di fa jaay saabu ñi nga xamante ni amuñ ci luñ jàpp ñoo koy jaay lenn li dem ci kees gi lenn li dem ci seen gafaga. Très bien, merci beaucoup. L'islamité et la laïcité de l'État, imposture ou réalité, Pape Ousmane, ban déggin nga ci am laata nga ci mën a intervenir ak. waaw xam nga c'est ay problématiques yoo xam ne souvent day ñëw le plus souvent. mooy sànq maa ngi wax laïcité moo la boo xamante ni même sax ci ñi nga xamante ne ñoom la seen xam-xam màcc ci wàll bi souvent dañ ci am ay divergences. parce que selon contexte yi coutume yeeg. réew mu nekk ak ay réalités am na réew yoo xam ne par exemple mosuñu xam l'islam da leen gane si avant l'islam di ñëw am na nu mu doon dundee. exactement am na ñoo xam ne demoon nañ ba théoriser ay état islamique gis nañ après ci réew mi di mu jur ci ay fitna ak coow ñu jàpp ni islam benn carcan la benn waaw ay ñenn nit ñoo ko war a incarner alors que diine c'est au-delà de ça. moo tax question yu mel ni di ko teg ci table bi civilisation ak yeneen yi ci nekk yu bëri dafa am solo mooy que ni tey li mu wax ni li mu posé comme problématique dafa am solo ñu koy waxtaane mais xëy na fi ñu leen gën a xaaree mooy finalité bi lan lay doon est-ce que mën nañu yegg ci consensus boo xam te ñëpp dañ ko méngoo dañ ko d'accordandoo ci wàllu laïcité mais aussi déggin bi ci l'islam am parce que quoi qu'on puisse dire l'islam la ñu gis mu toléré yeneen diine lakkum diine ku wala diine loolu gis nga parce que gis na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam même ba ci jamono yonent sallallahu alayhi wasallam dafa jàngaloon sax ni bu fekkee ni ki compétent dafa bàyyeekoo ci ñi nga xam ne duñ jullit nañ ko jox gis nga maanaam xam-xam dañ ko yàggoon prioriser maanaam nekkul loo xam te ne dañ naan jullit ñi rek nañ leen jox nangam mais dafa fekk na kañ koy jox na doon ku xam ku maîtriser li muy def donc lu mel noonu waaw lu mel noonu ñu mel nii ak ñoo xamante ne ku mel ni sëñ Mansour Sy Djamil quand même dañ ci liggéey bu am solo mais seeni baat war na mën a jóg ci yu mel nii xam nga Sénégal lan mooy suñu toor foofu lay daanele mooy dañu dem ba réew mi doxee noo xamante ne contre valeurs yi la ñuy gën a promouvoir que les valeurs. ce qui fait que nekk nañ ci réew moo xamante ne li anormal sax la ñuy def mu normal. mu normal ce qui fait que li waroon jàngal suñu société waroon mën a doon taar waroon mën a doon yokkute ci ñëpp malheureusement moom la ñuy relégué au second plan di yëkkati yoo xamante ni daf ñuy ñaawal daf ñuy gàkkal xamuñu ko musuñu ko dund suñuy maam du kenn koo xam aadaw nga ko te sax buñ la bu mbooloo mi ñëpp fekkoon la nga koy def nga rus ci mais loolu kon kay bu wéet di ko wax wala di ko def d'accord très bien alaaji mu nekk lu am solo loo xamante ne xamal nañ ko tey ci lay dox muy lépp li nga xamante ne rek jeunesse bi dina ci gis boppam mu nekk ci civilisation nekk ci intelligence nekk ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllum développement donc ñu ngi wax l'islamité et la laïcité. pour dëggali Pape Ousmane Cissé wax da ngay këpp kees. saa ñu war laa tëj. ñu ubbi la fan sa club. ah bon. léegi loolu xew ci réew mi pour dëggal li nga wax maanaam contre valeur yi léegi la ñuy kii léegi da ngay sàcc. am nga am fan sa club yaa def buzz. ah bon am groupe WhatsApp. wax bu ñaaw maa la wax bu rëy wax bu ñaaw. ñun la yaa fi toj. nga am groupe WhatsApp jëf yu ñaaw. ñun la yaa xew. ñun la yaa xew. waaw léegi loolu moo bëgg xew mais ñun nañ ko bañ. parce que xam nga bu ñu jël nag saako bi rek. ni benn pomme de terre bu nëb neex sax mais bu ñu jël saako bi rek ni saako bi yëpp nëb. am na ci yu mën a rëcc. ñooñu mën a rëcc ne leen récupérer ba nga xam ñooñu dinañ mën a defaraat société bi. parce que société boo gis noonu lay demee. mais tey li ñaan ko sa maam rafatal juma faat waxtu waru la. ci introduction bi da ngeen def benn introduction bu am solo. sëriñ Moustapha Djamil sëriñ Babacar moo ko jur. sëriñ Babacar moom El Hadj Malick. lii nii sëriñ Mansour Sy Djamil def moom El Hadj Malick kañ la ko def ndar la ko defoon. ay at ci ginnaaw jàpp ma date bi exact. mais c'est entre 1910 1911. gestes yu mel ni la def ca ndar. te politique bi mu defoon ndar moo gënoon a metti def ko fii Cap Vert. def ko ci gox kuy mag yi fii. dafa daan def ba fu tubaab bi taxawal quartier bu fajaree ñuy màcc. mu def fa zawiya wala juma bu quartier gi ñuy màcc naasir xaq bi làq ji di jibaaxi. kon donc kooku am na benn politique bi mu defoon. politique sociale bi aussi fexewoon na ba gor su nekk li ñu doon wax naan ndar bu benn reeru gor tuuroo
benn góor dootul la yam loolu defoon na ko ci ndar-ndar yi moo tax boo gisee beneen ba ndar-ndar danaa la man ndar laa dëkk dañuy fier ci seen bopp sagu doomu ndar te gis nga nit boo amul sac amoo dara sac rek mu la nit am dëgg la Pape Ousmane Cissé li ci sa poche bi ba ma ko waxul du ma ko xam bu ñu àndee ñun ñaari dem kan moo reere sombi wala kan moo añee sombi wala kan moo reere ginaar ñu ñaar du feeñ nit da ngay am sac bi ci des moom mu doon koo xam ni même da ngay gis ci ay discours am da nga ci gis doomu daara bi da nga ci gis intellectuel bi da ngay gis nit ku nite ki xam nga nit boo nitewul doo nit tey nit ñu mel nii ñoom la ñu soxla suñu société d'accord tey boo dee xool monsieur Bam yi ni mu toogee nii ak ni muy waxee rek da ngay xam ne ki li ñaan butéel boo gis la mu def moom la saañ bi di xeeñ macha allah da nga koy naw la mu def butéel bu la mu def sa bu leen ko daay loolu la butéel boo gis la mu def loolu saañ bay xeeñ dëgg la tey bu toogee da nga koy respecté parce que da nga koy xool maqaam ak ki mu toogal li ñu naan nag diw mooma yónni ñu jël seize bi diw teg la ca diwa tax ñu teg la ca seize ba waaye day tax nga yàgg ci seize ba nag yaa koy def très bien très bien d'accord voilà moo tax réew mi mën nañu am chance parce que am nañu mag ñu mel nii ñu yar xale yu mel nii ci jeunesse bi am nañu bu ñu découragé am nañu yaakaar daal te yàlla na ci yàlla def jàmm au lieu de réclamer l'alternance générationnelle il faut d'abord assurer la transmission générationnelle effectivement almakhtoum Moussa ñu dégg muy wax loolu mais Hassanatou Jamil Diallo programme bi naka la nar a tëddee samedi 8 juillet 2017 foofu ca CICES programme pour sénégalais yi bëgg xam ñi bëgg ñëw ñi nga xamante ne ñoom tamit mais tamit loolu il faut ngeen fësal ko naka la ñuy def ba mën a adhérer et tout loolu tamit am na importance. waaw pour adhérer bi moom foog naa ni yomb na déjà sur Facebook boo tapé les talibés de Sëñ Mansour wala nga tapé les amis et sympathisants de Sëñ Mansour Sy Djamil automatiquement day ñëw. très bien nga léegi le programme. Le programme en fait ça va se dérouler à partir de 9h. Comme ay doomu daara lañ tamit faaw ñu wane suñu bopp def récital de Coran daara ba ca Fass ñu leen di sargal di leen nuyu ñoom inshallah ñoo koy amee buñ ca paree bëgg nañ dalal gan yi parce que pour juste leeral rek ni affaire bi yemale wuñ ko Dakar déjà démb Touba lañ jóge seeti woon suñu maamu xol Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ñu koy nuyu di bu baax di ko ziar c'est à travers Soxna May Mbacké di sëtam moom la ñu sargalee bés bi parce que moom itamit Sëñ Mansour Sy Djamil mooy papam ñu delloo ko bés bi dem nañ Louga li mooy Sénégal dafa neex yàlla na jàmm yàgg Sénégal lii rek ko mën a rafetal dem nañ Louga dem nañ Thiès dem nañ daal un peu partout ci région yi te inchallah ñoom ñëpp dinañ ñëw donc dinañ leen accueillir ñoom ñëpp à partir de 13h inchallah CICES waaw 13h30 ñu lekk 14h julli maximum 15h inchallah waaw añi nag faaw ñu sóoraale ko parce que sama mbokk baween yeeg séeréer yi moom faaw ñu teral leen kon Fatima ngeen di waxal ni seen mbokk alpulaar bi moom ngeen di waxal d'accord 15h moom inchallah dina fekk programme bi tàmbale ñaari panéliste lay doon ak modérateur bi mooy doon Sëñ Mansour Sy Djamil professeur Diaw de l'UGB ci la bokk ak beneen bi tamit suñu sëriñ lay doon muy sëriñ Abdou Mbacké moom tamit macha allah ku ko xam ni lu muy bind ci islam bëri na mooy doon beneen panéliste bi Sëñ Mansour Sy Djamil moom tamit ñu ràññee ko ci xam-xam bu sell beeg bu tee bi comme ni ko sam papa waxee mooy modéré jotaay bi bu ñu paree ku ci am question laajte ñu yëkkati jotaay bi maximum 18h 18h30 inchallah machallah très bien très rapidement le message Djamil Ba en fait le message c'est bi ñu Abbé Jacques Seck recevoir dafa ni il faut que tous les adultes viennent vous soutenir pour que votre association soit un bonus pour le Sénégal mu nekk ni loolu dal na xel day wane ni rek ñoo ngi ci yoon en fait buñ ko gis ni ay njabootu Sëñ Mansour lañ non duma ñëw muy indi parparloo affaire yooyu en fait dañ ko def pour mu nekk la fête de la paix pour mu nekk benn moment de communion et de cohésion sociale nga xamante ni chef coutumier bi dina ci gis boppam autorité politique bi étatique bi dina ci gis boppam baare njindi bi sama classe nga xam ne waa bañ lal xam nga genre yooyu ku nekk ni ci gis sa bopp daal le message daal mooy que ni mooy ñi nga xam ne guddi gi yëpp duñu tëdd da ngay recours gi voilà ñu bàyyi leen laqatu bi macha allah nekk ci réseaux sociaux yi Snap yi WhatsApp yi en fait di fësal ni rek dañ ko dara jaale aussi Sëñ Maodo Sy Dabakh macha allah ku ko xam ci yar bi ku ko xool rek sa xel dem ci jàmm dem ci paix ndax papaam ci loolu la ko yar muy Alaaji Abdou nañ tappe xol yi le message daal mooy que le 8 juillet incha allahu taala na ñëpp ñëw CICES ñu wàccee alquran
ku dul jullit itam nga ñëw defal ñu ñaan. ndax réew mi loolu lañ soxla. Très bien. bu ñu añ fa. añi mat na 15 heures ñu démarrer programme bi incha allahu taala ñu bëgg bu ñu fa jógee synthèse ya fay am ñu def ko si un programme di defal des séminaires et des ateliers ba édition prochaine bu ko defee ñu gën a yaatal très bien am taxawaay merci beaucoup monsieur Boubacar Jamil Ba waaye di def benn message rek à l'endroit de ku tedd ki Serigne Mansour Sy Jamil di wax ne DTV tamit ubbil na ko bunt yi ngir ñu ngi yaakaar rek mu ñëw ñu mën a waxtaan ci li nga xamante ne day dem ci wàllum développement ndax dañ koy soxal bu baax a baax donc bëggoon naa message boobu daal nga ko mënee yeggee mu yeggee ko mu jot ci inchallah il sera très ravi très bien merci beaucoup Boubacar Jamil Ba ba tey ñu ànd ak ki nga xamante ne moom mooy Ibn Zia mu ngi ànd ak son DJ préféré muy DJ Yu moo nekk ci ginnaaw waaye Ibn Zia moom ngeen di tàmbali gis muy doomu Parcelles Assainies su ma ne la bul ma bàkk fit ci buntu tropique bu ma la dóoree brique samp la pic wala sama technique moo gën a sadik sa musique capté ma ni antenne parabolique ci sama musique bi may dikk ndax mooy sama tig loo may wax ma ni la guerre ma taxoon a jug ndeke cooki koñ laa fi fekk déception si ñu fi ñor di réel te di ay ngeen di fake ba ñëw na judd mooy sa anti-dé xam naa bu démb doon tey Ouzé Diop du mosa doon nandite sa sœur ngi may xoolee boobu ndax bari ay boy yu dee ci man rappeurs yi jàppee ma ni jiit wala ñuy daw sama fit dama yàgg a def ay son yu dof normal booy ma am si 4 lu tax xaleeb jox ma seen xol te du ma sa cardio pédiatre c'est normal ndax yor naa rap thérapeutique bi pompe asthmatique bi may fossoyeur bi leen di suul te seen idée rek classique noota waaye ok yow fi ay laa jóge yuxul ñëpp yëg ko dugg naa ba Soprim sopp nañ fa samay rim jàll naa ba Padoa bége fa Saint-Louis romb naa ba Grand Médine xel dem Jumaay Médine yéeg naa kaw pont bi bége nañ fa sama soy dugg naa Grand Yoff toog naa fa ceebu coof jàll ba biir front de terre est-ce que ni nga sama front ni nga dafa takk terre maa ngi romb biir Castor ay shit maa ngi waaj a dugg biir Bourguiba fii la diwaanu Bourguiba maa ngi jàll ba biir HLM yegg si fii di DTV fekk fi ñoom lii ko la DTV dugg na HLM Padoa mais alhamdulilah mu teeree DTV toi-même tu sais non man léegi dama am xaalis nag léegi bàyyi naa kaarafi léegi bàyyi ñëw man maa ànd ak yow waxal ak moom nag waaw tamit dëgg très bien yow yaay jël car rapide ba tey maag yow léeg-léeg ñu bokk fukk naga Grand Yoff Padoa 6 daa jëf très bien donc ñu continuer di ko wéyal de l'utile à l'agréable loolu mooy xaru kanamu te am toi-même tu sais donc léegi nii dañuy ànd ak ki nga xamante ne moom mooy Fatima dans sa chronique bébé et maman c'est tout de suite. Très bien donc tey Fatima bébé maman les causes de l'érythème fessier ñu gën ko xamee ci li nga xamante ne mooy boy. voilà tey moom la ñuy waxtaanee je précise booy chez les nourrissons ci xale yi laay wax ku bëgg a wax nag ci mag yi na nga ut say. non booy xale la ñuy wax bébé man tey chez les nourrissons je précise bien pour passement laay defal barrière. comment prévenir. lii nag nga xam ne moom mooy booy. da ngay parents yu si bëri xam nañ ko dañuy jékki-jékki rek benn jour ñuy changer couche bi daal di koy gis mu nekk surprise ñu ne waaw lii moom kañ la fi. booy foog ñu xam ne du jékki-jékki rek ñëw noonu dafa am li nga xamante ne moo koy waral. booy nag nuñ koy ràññee mooy dafay nekk ay rougeur te parfois ay picc dina ci raxaale mu xaw a mel ne comme ay tëndandiir yu rouge gis nga parfois nag mën na bañ a yem rek ci au niveau des fesses mais mën na dem ba ci partie intime yi parfois mën na ñëw ba ci haut des cuisses mooy ci kaw cuisses yi te c'est important loolu parents yi ñu bàyyi ci xel parce que bu fekkee ne teeluñu ko faj wala fajuñu ko nu mu waree mën naa évoluer ba infection kon lii di booy jarul tal soofantal booy nag li koy indi cause yi li njëkk mooy urine yeeg sel yi urine yeeg sel yi bu nekkee ci couche bi déjà instant boobu xam couche bi dafay humidité boobu noonu dafay favoriser li nga xam ne moom mooy irritation loolu benn la ñaareel ba ci biir urine bi dafa am lu ñuy wax ammoniac ci sel yi dafa am lu ñuy wax ay enzymes digestives te yooyu élément tamit dafay favoriser li nga xamante ne moom mooy irritation moo tax couche xale bu yàggee rek kon su boobaa mën naa indi li nga xamante ne moom mooy lab bi bañ a set tamit du ko bokk ci li ko dina ko indi il faut que tamit ñuy raxas xale bi ba nga xamante ne set na beneen bi mooy couche bu serré trop
xam nga couche yi dafa am par âge mais da ngay ñëw rek nga ne jaay ma couche ñu dem jox la couche bu ndaw nga ko bëgg a defal xale bu am 3 ans wala 2 ans xam nga léegi su boobaa yow da ngay def pour que xale bi bu tuuree ndox mu bañ a rot pour mu bañ a rot yow foog nga seere ko te seere boobu noonu nga koy seere de mu ngi fekk ne mu ngi lor xale bi da ngay xool yow mii mag sax bu fekkee ne sol nga lu seere gis nga nu muy def waaw da mbaa létt yu dang waaw dootoo ko defati donc loolu il faut que ñu si bàyyi xel ñuy jëndal couche xale yi nga xamante ne moom moo adapté ak li nga xam mooy seen âge beneen bi moom mooy problème de peau xale bi mën naa am problème de peau li ci mel am na bu ñuy wax d'eczéma beneen bi ñu ngi koy wax dermatite atopique xam nga problème de peau ça veut dire que ci xale bi la parfois tamit mën na koo waral mën na fekk ne peut-être yaa ngi koy couche normal yaa ngi koy changer normal mais da ngay gis ne moom dafay am lii di booy fekk ne dafa am problème de peau loolu aussi foog tamit mu dem ci médecin wax ko ne maa ngi def li war mais damay gis ne dafay am booy bu ko defee problème de peau boobu mu mën a commencer lii di traitement yi. En général ci pédiatrie la ñuy def. ci pédiatrie bien sûr léegi am na aussi produits chimiques yi produits chimiques tamit dina indi li nga xamante ne moom mooy booy comme li ci mel ne savon yi nga xam ne dafa am produit chimique lotion yi nga xamante ne dafa am produit chimique ak lingette yi yooyu noonu yëpp xam nga am na ñoo xam ne dañuy génn le plus souvent gàddu xale yi lingette la ñuy jël daal di dugal dëgg la baax na mais bul jël noonu rek daal lingette bi di ko si def yow boo ko defee sax di nga gis ne xale bi partie intime yi mu ngi commencé di changer parce que lingette bi noonu rek nga ko jël daal di koy fomper lépp liñ lay digal mooy peut-être nga tàngal ndox sax nga dugal ci kii bi pour que produit bi mën a wàcce wa ilaa seetlu nañu sax lingette yu bëri dafay am parfum muy am produit chimique xamoon nuñ ko defaree le plus souvent moom moo koy indi wala la ilaa nga xam nga fii Sénégal lañ nekk kër boo dugg rek dinañ la yaatal nga dugg pour sa doom nga raxas ko ak yooyu moom mooy gën beneen bi moom mooy antibiotique par exemple xale bi feebar xale bi bu feebaree xam nga mën na jël ay antibiotique yi tamit mën naa waral xale bi am tamit booy loolu aussi foog ñu xam ko am na antibiotique yoo xam ne xale bu feebaree mu koy jël mën na koo indil li nga xamante ne moom mooy booy donc yooyu noonu foog ñu bàyyi ci xel bu baax a baax léegi nag bi nga xamee ne nag sa doom dem na ba booy il faut que nga am noo def pour que loolu mën a deñ mooy nuñ ko war a traité mooy booy bi nuñ ko war a traité nag mooy pharmacie am na benn crème boo xam ne je pense que yaay yëpp xam nañ ko wala papa yëpp xam nañ ko bu jaune la nii blanc ñu bëri ñoom ñoo ko xam sa doom bu booyee à chaque fois nag il faut que ngay faral di ko changer couche bi lu bëri déjà nga bañ ko bàyyi toute une journée mu nekk ak benn mère sax léeg-léeg ñu ne la bàyyi ko mu féexal noonu ma ne la am na xale yoo xam ne sax bu ñu sonnee ñoom ñooy dindil couche bi ñoo koy dindil seen bopp booy ak moom waa dund ko ak moom saala nee na paa non waxuma booyu paa mag de booyu xale su tànk bi ba kiiwagul alhamdulilah kon baax na booyu mag moom du ma ci wax boo tax je précise xale bi laa wax waaw yaa ngi dégg léegi nag gis nga crème boobu noonu chaque fois booy changer xale bi rek gis muy dox di waaw yooyu yëpp dafay xew waaw booy heureusement sax xale yi léegi dañuy wax seen soxla bu fekkee ne dañoo booy partie bi boo ko laalee rek dañuy daal di yuuxu naan foofu dafay safak yooyu noonu moo tax à chaque fois boo leen di changer it baax na nga siy def li nga xamante ne moom mooy crème boobu nga xam ne daf koy protéger ndax xam nga deru xale dafa délicate dafa nekk peau bu sensible loolu foog ñu si bàyyi xel beneen bi tamit mooy bu fekkee ne yaa ngi def couche bi nu mu waree yow jël nga crème def mais gis nga ne lii di booy bi mu ngi persister ba tey foofu waroo toog kër ga da nga war a dem si médecin bu ko defee peut-être mën naa nekk ne dafa am infection ci peau bi bu nga wax ko nga ne ko yaa ngi def lépp lu war mais booy bi mu ngi insister bu ngi persister comme ça bu ko defee mu utal traitement bu wax macha allah te boo seetee sax booy moom daanaka ci xale yi dina dem ñaar ba ñeenti fan de waaw dina dem au fait plus nga koy bàyyi noonu wala nga bañ koo traité nu mu waree plus muy gën a aggravé wu d'autant plus que boo ko deful nu mu waree rek mën naa yegg ci infection moo tax loolu très bien merci beaucoup Fatima dégg ngeen li nga xamante ne moom la indi mooy les causes de l'érythème fessier ñu koy muy booy ci xale yi ci ndaw yi ñi nga xamante ne am nañu 0 à 5 ans 0 à 4 ans donc léeg-léeg ñu booy waaye gis nga li nga xamante ne mën nañ ko moytu ngir mu bañ koo dal
loolu yëpp Fatima fësal nañ ko ak naka lañ koy traité ba yëf yi delluwaat na mu meloon kon boog bu ñu jugee ak Fatima dans sa chronique bébé maman dañuy ànd ak madame Ba Pulo Diéry ki nga xamante ne boole ak dara wax lu dul liggéey kooku mooy borom si la ñu bokk Maam Jaara ñu ànd ak moom léegi-léegi. Quand les personnes en situation de handicap versent dans la victimisation très rapidement rek ma bëggoon nga jox ñu actualité bi nga xamante ne defe naa ne jot nañ ko tey. Voilà Nico comme ni nga ko waxee rek actualité tey bi du leen dul gërëm rek le président de la République parce que booy xool les anciens militaires invalides yi nga xam ne depuis 2005 ñu ngi doon jooy pour ñu jàppale leen di yokk seeni situation tey may nañ leen ay mu nekk une grosse injustice may nañ leen waa ay defe naa waaw may nañ leen 10 hectares yoo xam ne ñoom ñoo ko moomal seen bopp te loolu dañ koy rafetlu di ci sargal monsieur le président de la République son excellence monsieur Macky Sall di ko ci sargal bu baax loolu moo nekkoon li nga xam ne parce que ñun ñëpp ay mbokk lañ ancien militaire invalide handicapé ñëpp ci biir ñëpp a ngi ci biir ndax doomu Sénégal loo ko defal rek Sénégal nga ko defal moo tax dañ koy rafetlu bu baax loolu moo nekkoon première actualité bi comme beneen bi nag bi fi xew rek xam nga ko rek mooy bii rek mooy boobu bii rek Grand Théâtre kese le 8 bi incha allah 8 juillet waaw incha allah du Grand Théâtre non centre Ngelaw waaw wax nga dëgg centre Ngelaw bi waaw kooku dañ cee war a ñëw nag waaw bañaa ñëw Sala moo koy jiite Fatima ak Ngelaw bi taxu koo bëri sax non Ngelaw gi jour boobu xoolal nii lay def day wàcc non day xoolal nii lay nemm lay def day def nemm lay def day dal nemm lay def ayca kon bokk loolu mu nekk le 8 juillet foofu ca marché Ngelaw inchallah donc dégg ngeen li nga xamante ne indi na ko ci donc quand les personnes en situation de handicap versent dans la victimisation voilà tey nag dama andi benn kii boo xam ne dama bëgg ñu ñëpp ñu waxtaan si parce que nekk handicapé warul tax nga jël sa handicap def ko arme de prévention di ci xeex dafa am yoo xam ne ñun bu ñuy réclamer suñuy droit il faut que ñu matale suñuy devoir ba pare parce que mënuloo laaj lii te yow lii la war defuloo ko man ak ñoom ñoo bokk mbir bi ginaar te joxe dépense voilà moo tax dañuy waxante li nga xam ne moo fi ne mënuma concevoir yow nga nekk personne handicapée nga dem si arrêt bus nga ne duma ran doo ran d'accord parce que fii teraanga Sénégal teraanga la ñu xam yaa ngi dégg loolu mais binduñu ko fenn ci ay kayit yoo xam ne tey handicapé warul raa ba muy andi histoire di jur ay histoire loolu rafetul xam nga ni ko li ma lay expliquer bu baax a baax loolu rafetul parce que tey handicapé boo gis boo demee ci bis ci arrêt bis da nga war a ran comme ñëpp mais tolérance sénégalais moo tax ñu mayee ko boo ñëwee rek nga dem rek dugg toog mais loolu nag warul tax nga ciy imposer wu ne force nag waruma ran fan lañ ko bind amul ci loi d'orientation sociale bi amul fuñ ne handicapé bi bu ñëwee warul ran wala nga nekk sa kër yow perturber leen ba nga xam ne teg leen fitna boo xam ne ñu bàyyi leen ko handicapé la yooyu ñun dañ ko war a bañ yaa ngi dégg dafa am yoo xam ne yow yaa koy inculquer sa bopp nit da ngay jaay li nga doon da ngay jaay li nga doon wala tey da nga dem présidence ñu ne la nga déposer courrier en tant que handicapé ñu ne la doo dugg mais doo dugg am na fu ñu ko teg nga ne waaw ñii niñ ma def tey dañ maa discriminer non la nga sol doo dugg ndax sa habillement man te DTV bii tey buñu jëloon micro yi takk ko fii buñu génnee jupiter nañu kaay leen dañuy waxante kër goo gis dafa am règlement soo demee ñu ne la habillement yi moo am yi nañu waxante dëgg rek man takk micro fii moom soo demee ñu ne la habillement bii du fi dugg mais parce que du fa dugg yow ñu ne mais bul ne li ma nekk handicapé moo tax ñu def ma ko nañu bàyyi jël idée handicapé bi di ko valoriser li ngay wax nii li koy dëggal mooy am naa ci benn exemple bu ñu ma nettali sànq yàggul ñi may wax ne nit ki dafa dugg ci bus transport en commun yi jékki-jékki moo am kenn ku yéeg yor bekki moom mu xool kooku xam ne comme dafa yor bekki moom mu jug par galanterie par soutien et tout mu jug ne ko mu toog kooku ne ko non man soxloolu may toog lu tax nga bëgg man ma toog da nga jàpp ne man mënu maa taxaw ak benn tànk yow mënoo taxaw ak benn tànk kooku nag ankay ma ne kon bàyyi ma débrouiller yow kañ toogal rek jërëjëf donc mooy effort yooyu ngay xaar ci ñoom taxawaay boobu noonu ngay xaar ci ñoom mais man kenn du ma defal lii kenn du ma defal am naa sama xarit boo xam ne handicapé la ay beeke lay yor mais su ma la waxee ndox mi muy sang moo koy tànkal boppam yóbbu ko ci duus bi doo ko gëm moo koy tànkal boppam yóbbu ko suuf soo waxee mu ne am naa ay rakk am naa ay mag mais bëgguma ko ma ko defal dama bëgg ëllëg su ma génnee ma gérer ko sama bopp nit da ngay am idéologie boobu mais jël sa handicap di ko xeexee c'est pas normal bàyyi leen seen type de handicap bi ngeen di xeexee ay duma rang man maa ngi nii
naaj arrangé wu ma damay rang ba riir parce que dama war a rang. gis nga pour dëggal li ngay wax ci conférence yi ñuy dem. dafa am sumay xarit yoo xam ni ay handicapé lañ ñii dañu am problème mu gis mais fu ñu dégg ni ma yore micro central dañuy ñëw parce que yaakaar dafa fort. bu ñu ñëwee dañu naan saa la bigee ñoo tax ñu xamuñ ñuy conférence mais xam nañu bu ñu ñëwee. ñoom lijjanti ñu conférence dinañu fexe bon MC bi daal la ñuy lijjanti voilà mais daf ci am ñoo xam ni ci handicap boobu ñu am dañuy perturbé mooy li maam Jaara wax dañuy wooyee fu ñu warta wooyee bu ñu leen xaar leen tuuti ñu mer. des fois sax ñu saaga des fois ñu déconné des fois ñu kii moo tax li mu wax nii jàngoro nu mu la fekkee da koy yokk. alal nu mu la fekkee da koy yokk xam-xam nu mu la fekkee da koy yokk xam-xam bu la fekkee nga doon ku réew da ngay gën a réew xam-xam réew ne nga da ngay réew ba yàlla ci yàlla musal am na ñoo xam dañoo am xam-xam mais dañoo réew ba seen xam-xam sax mënuñu cee jariñu mënuñu cee jariñ nit million tuddul woon bokk la xaritam bi ñëwoon fii gedd dem day am million tuddul million melowoon nii la tudd nit tànk amagul xaalis amagul jikko dëgg la nu mu la fekkee da koy yokk très bien handicap aussi muy feebar bi nu mu la fekkee da koy yokk mais nit ki nag moo war a xam ne moom ci boobu nit la bu mu dund affaire handicap parce que handicap nit ku nekk balaa nga dund gu sotteeg lu na xaj na ci mais nit ki nañu jàpp ñun ñëpp ay handicapé la koo gis am na handicap bu muy demee mais bul ko duggal ci sa bopp très bien pour dëggal li nga wax looy daanelee foofu voilà li may daanelee mooy gis nga Nicolas gis nga nit da ngay bañ ñett yi man personnellement du ma nangu ko sàggi sama sac muy 1 du ma nangu ko xotti sama warma 2 du ma nangu ko ñàkkal fayda sama askan 3 yii dama koy bañ moo tax toujours rek balaa ngay réclamer dara taxawal ci say devoir yu leer loo réclamer ñu jox la mais jël sa handicap bu ko xeexee lu ma neex laay def ah déedéet du noonu Sénégal gi ñoo ko bokk comme ni nga koy waxee rek kenn du ko pàccoo déedéet dañ koy péncoo waxtaanee rek lañ koy def pays de la Teranga donc mu nekk lu am solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la sant madame Bapulo Diéry li nga xamante ne moom nga indi mu gën a ti am solo askan bi di ko xaar tous les jeudis ñu ciy ànd ak mbégte waaye rendez-vous bi nag nee nga samedi 8 juillet lay doon 2017 foofu ca marché Ngelaw incha allah sama jour anniversaire à partir de quelle heure 21h 21h de 8 kon à 21h à 21h sama borom kër mooy coordonnateur mooy coordonnateur damay ànd ak moom ñuy coordonné di waaw kay waxuma la coordonné Ibn Zia il nous vient de Parcelles Assainies il a du talent il est très jeune donc mu nekk koo xamante ne yaakaar nañ ko ci li nga xamante ne moom mooy mouvement hip hop Galsen ngir mu def ay affaire yu doy waar yoo xamante ne di nga ñu mën a représenter un peu partout à travers le monde ñu ngi la koy yéene nañ la ko te ñu ngi la koy ñaanal bu baax a baax donc tey nii ginnaaw loolu nga xamante ne jot nga ko def mooy first step bi composé de 6 titres wala 8 titres nga def ci ay featuring ak ñoom affaire yooyu mais tey nii ci lan lañ la mën a xaar ci lan lañ la mën a xaar parce que loolu 2014 la woon mais 2017 bi nii ci lan lañ la mën a xaar bon ba loolu génnee 2014 bi tooguñu woon kese quoi tooguñu woon kese ndaxte presque avant mu am 1 an sax génnewaat naa beneen single boo xam ne lancé woon nañu instant bi bu ñu xoolee 2014 2015 boog 2016 2017 génnewaat naa ci lu toll ni ay 6 single yoo xam ne génnewaat naa ko quoi. nga may ko fan si quoi voilà loolu la bon am na ñaar yoo xam ne génn na instant bii nii moo ngi promouvoir suma album bii di waaj a ñëw mois de décembre bi incha allah. si fin d'année bi war nañ ko génnee de. loo xam dina composé de combien de titres? de 16 titres incha allah 16 titres lay doon dinañ ci fekk yeneen featuring yu gën a fàtt. yu bari ak maturité bu doy. waaw gis nga alhamdulilah. très rapidement rek nga wax ma sa jàngat ci mouvement hip hop Galsen. bon du ma ne du affaire moom sincèrement moo ngi door. mu ngi dox ah nice non moo ngi dox ginnaaw léegi yëgatoo car rapide kañ kon. non léegi moom non car rapide. léegi am nga xaalis. ban morceau nga may léegi nii. maa lay may leader quoi. leader bon leader bi bokk tamit sama premier single bo moom laa génnee pour muy promouvoir dafa leer. sama album moo ngi tudd dafa leer bii di ñëw incha allah. leader bi tamit si la bokk xam nga moom laa leen bëgg kii juste rek di ci wax ni si lépp loo mën ci voilà si lépp loo boo déggee baatu leader nit ku nekk li ngay mën na yëngu saa su ne yow yaay mën a da ngay am esprit leader. pour mën a dem quoi. saa su ne boo dégloo commencement bi lu ma koy téye du ma sikkim kon du gëstoo. fee nga ma koy joxe ay ca dawal gaaw waa Parcelles Assainies ñu ngi xaar seen deuxième morceau en attendant Alaaji Sala Bigué Ndiaye jox ñu li nga xamante ne mooy avis du jour ndax leer na ne Modou Mbacké Niang mu ngi ñuy xaar ci studio 2 ngir def xibaaru mbarax yi ñu tënk Alaaji nee nañu nga dem ci avis du jour. avis du jour mooy tuumaal sa nawle rek
dañ koy dee nit du tuumaal nawleem mbindeef sax du tuumaal nawleem ndaxte dara dana weesu xam nga keroog nee naa leen nit ku ñaaw amul ki nga dendal la te mu dàq la rek moo feeñal sa ñaaw moo la ñaawal d'accord mais nit jikko mooy rafet jikko mooy ñaaw ba ñu dajalee rabu àll yëpp nit ki gën a ñaaw dañ koy rey xam nga golo moom dafa mën a tuumalaate golo jekki-jekki rek jooy jooy métti jooy ba sërxët ñu ne ko golo looy jooy bu damaa yërëm ni jaay bukki dan tuumaal sa nawle jërëjëf sant nañ la gërëm nañ la toujours égal à lui Modou Mbacké Niang ñu ngi koy seen ci studio de li nga xamante ne alaaji moom la maye mu ngi ci mu koy rey bay wëndeelu waaye bu leen fàtte encore une fois amis et sympathisants de Serigne Mansour Sy Djamil ñuy amal lu am solo ay panel foofu ca fi nga xamante ne moom mooy CICES de Dakar donc ce sera le samedi 8 juillet 2017 à partir bien sûr de 9h du matin ndax dañuy tàmbale ak li nga xamante ne mooy Alxuraanul Karim ñu sant di gërëm bu baax Boubacar Jamil Ba moom mi nga xamante ne mooy secrétaire général bi ak ki nga xamante ne moom mooy Hasanatou Jamil Diallo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax donc di leen sant di leen gërëm yéen ñi nga xamante ne yaa leen àndoon ak ñun booba tey jaajëfal nañ leen bu baax nous vous souhaitons de passer une excellente fin de soirée toujours avec les programmes de la DTV on est jeudi jëlal Modou Mbacké àndal ak Ibn Zia Zia ay ca ñu dem yow duma si kim kon du gesoo may yóbbaale yoonu bandi la jaare du wéyoo may dugaale da ngeen mënoom xaati ram ma judd rekk naaw yéenay doon mënoo ma jotu tàggu caaw da ngeen foogoon ni manam naa jotu tokki wéet li ne ci man laa gëm te yàgg naa ci wéet bu seen gis-gis tollu man fa laa tàmbale deewu bigeeg seen dee man moom laa yaamale yow gis nga bomb leneen lu ko gën a violent rappeur yi di may triste loo ni gaamu violent Getal mixtape bi yow weddi ñi nga gëm seeni carrière comme Titanic jëm du dee nga gëm xel soo li bëgg a witti la muy seen si garab lu la leen seet ko samay sound ni ku dee alaat jàmba dëgg du daw ba naan day wuti doole man dëgër laa te gaynde la ma mel mi xoole bu ma liye li dégluwul bàyyi leen ma fii géwal yàgg naa tedd te musul faali kayiti ne leen dinañ ma gëjë gis seeni bopp koñ yi léegi am naa jot te maa ngi foofu seeni rongañ meer ya bu la neexee kalaas ma malaw ma seeni coot lacc naa seeni pantalon mu jëkk ma ni short man dama tuuti ni Balla Gaye rëy ni Obama samay punchline Balla bu la tale palma dinañ focc ba dee duñu ma sa reetaan dina sotti su dee bu sa ngama seytaan may ki leen di wër pour ni seen bisu dee man dama lëj diggante foog na fi li ma doog a ko yow bokk fu ñuy xoole waaye bokk gis-gis bës bi lañ tal ma maa ngi bise wu ciis xam bi te duñ ma maa ngi gën di crise man seeni yàqu néew lay fondé samay entreprise dinañ daw ba lekk seeni tësan duñ ma daab man sama rap dafay prévenir ni horoscope damay gis lu kenn dul gis ni télescope suñuy degré de science wute ni suñuy coof fu tane nekk ñu ne feebar juugu fa la xel ba def nekk suy pare bese duugu fa Adama Paris présente la 15e édition de Dakar Fashion Week. Retrouvez du 27 juin au 2 juillet l'événement